yaa ngi mel ni ku ñu tànn ci seen biir jagleel ma mu mel ni may góor gu ëpp chance ci am lu kum soxna yaa ngi mel ni ku ñu tànn ci seen biir Suri mama, suri mama, suri mama, suri mama. Excusez-moi. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Non. Appelez-vous. Non, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Non, non, non. Puis c'est chez moi. C'est chez moi. leen bal ak vraiment di sargal jigéen ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom ñëpp kontaan nañ leen bëggee nañ leen di leen ñaanal suñu journée bii gaa sax
at bi yëpp journée jigéen ñi la parce que jigéen ñi ñooy jàmbaar ñi nag ay jàmbaaru fàq tëdd lañu jigéen ñaa ngi ci marché yi jigéen ñaa ngi ci bureau yi jigéen ñaa ngi ci école yi jigéen ñaa ngi ci xale yi jigéen ñaa ngi fu nekk di daan seen doole teel a xëy guddee wàcc malheureusement lenn rek moo ma metti ci ñoom mooy dañuy liggéey ba dee lekk yàq ko ci benn bis ce qui n'est pas normal jigéen ñi dañoo war di leen defal ay formation ci leadership di leen defal ay formation ci ay ni ñuy gérer seen xaalis di leen defal ay formation ci yu bari parce que man mënuma concevoir jigéen boo xam ne day xëy 4 heures du matin wàcc 6 heures si ngoon di ko dajale pendant des années nga waroon a dem jënd kër dugal ci sa njaboot wala nga waroon dem def leneen nga ëlbatiku ñëw tey yàq ko sa benn doom di sëy nga yàq ko ci benn bés wala sa doom di takk jabar nga yàq ko ci benn bés pourtant loolu nga yàq ci benn bis de mënoon nga ko jox sa doom bu góor mu investir ko ci lenn di ci liggéey di ci daan doole malheureusement foofu rek laa leen meree mais bu dul loolu ay jàmbaar lañu ñoom ñoo nekk ci xale yi ñoo nekk ci njaboot gi ñoo nekk ci jëkkër yi léegi ku nekk xam na ne góor ñi mënaluñu seen bopp lu bëri parce que dëkk bi moo metti jigéen ñi ñooy takk seen sër ba mu dëgër di def 50-50 bu góor gi joxee dépense ñu fay ndox fay courant wala bu góor gi fayee ndox fay courant ñoom ñu def dépense gàcce ngalaama suñu jigéen ñi amuñu seen fay vraiment dañ leen di ñaanal seen bis bi yàlla nañ ko def ay at yu bari te yëpp ànd ak wér nag ànd ak wér la vraiment maa ngi leen di féliciter bu baax tamit ci suñu journée bi. vraiment journée de la femme ñu kontaan ci femme yi ñëw wuyu suñu fii yëpp vraiment di kontaan trop tamit di xaar suñu invité aussi ñu ngi kontaan baax di remercier suñu coordinateur Boris parce que lii yëpp moom la aussi moo ñu jàppale moo ñu taxaw ñu ngi koy remercier. Notre journée, on l'a fait avec les hommes qui reconnaissent la valeur des femmes. On est très fiers. Tey jii moom suñu bis la góor bu ñu ko nangul ñu ko jàppale kooku góor bu baax loolu la ñu bëgg on respecte les femmes la femme c'est le monde. bu ñu waxee 8 mars rek dañu xalaat mois de mars buy dugg rek ñu xalaat jigéen te ku wax jigéen wax àdduna wax lépp jigéen mooy lépp. jigéen moo fi fondé tout mu ngi fu ne mu ngi si bu ne franchement amuñu fay kenn amul fayu jigéen xanaa di yokk di ñaan rek que ne yàlla nañu ko yàgg di ko féete franchement ak góor ñi tamit ñu ngi ci suñu ginnaaw bàyyiwuñu benn ko def macha allah kontaan nañ trop ndax sañse yi rafet nañ ak yeneen gis macha allah. bésu jigéen ñi la ñu kontaan ci lool dëgg. waa Lalal Basak ñëwoon tey jii jàppale si leen soutenir leen mais macha allah daal neex na am na réussite yendu nañ fi depuis ci suba ba léegi ñoo ngi fi woon yàlla def na jàmm ak salaam daal macha allah daal tey daal ñun ñoo xewle. ma am takku liggéey jigéen ñi moom guddee xëy dañ ko teel a xëy guddee wàcc loolu lañ xam moo tax ñu organiser journée bi di leen ñaan nag déwénee mu gën a yaatu ñu woo ñëpp ku mën ñëw jàppale nañu jàpp si merci beaucoup. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam journée de la femme bi daal dafa neex sargal jigéen waaw ñu ngi kontaan bu baax nag ci journée de la femme ànd doon benn mbooloo mooy doole ca kaw ca kanam ci lu baax merci beaucoup. di wax kontaan nañ ci bis bi yàlla nañ ko yàgg a teewe ay 8 mars yu bari bu déwénee incha allah ñu ngi fi nekk. pour yàggoon a réewee kontaan bay bëgg a dee nag ñun ñu ànd suñu waa mbootaay yi nii mbootaay Maam Jaara Fatma suñu leer Nabu ñu ànd ak xale yi rek ñoo fekkee suñu bi bisu jigéen ñun ñoo ko moom dëgg neexul. suñu journée la tey suñu journée la kontaan nañ wax dëgg ci yàlla am nañ mbégte torop nag ñoo ngi sant bu baax di dolli te beneen yoon lay daax incha allah kontaan nañ ñu nag suñu xale yi waa Tour Mardi ñoom ñëpp a ñëw daal am na sax ñu ñëwul waaye daal bés di leen bégee di am contentement nag ci bés bi ndax waa bés bi dafa rëy ndax jigéen yàllaa ko njëkk a màggal waaw kon ñun bu ñu màggalee rek mbala ñu feeteel ñu dafa war waaw di sant bu baax nag di am contentement bu baax di wax ci tuuru Mardi bu Fat Ba Nabou ak Mame Diarra waaw di am contentement bu baax suñu mbooloo moo nekk nii
ñu ngi leen di sant bu baax kontaan nañ trop neex. waaw maa ngi leen di sant leen kontaan waaw suñu gis ci kontaan bu baax a baax kontaan suñu xol seet na dañu la bëgg a continuer waaye dem ci dem ci ñoom dem ci lépp ci ñu leen doon defee bu ko def rek kontaan bis moom dañ cee kontaan trop ñaar yi day wane ne carrément ne fàttewuñu jigéen ñun jigéen ñu am jom lañ jigéen ñi boo yeewoo 6 heures du matin yaa ngi dañuy ñoom si arekaay yaa ngi dañuy ñoom fële géej ñee ngi si syndicat ñee ngi aw yoonu si jën ñi aw caaroy ñee ngi jaay kaay ndekki man mi ngay gis ndekki lay jaay dama jàng wax samay diplôme yàlla deful ma liggéey ma science li may def na di jaay ndekki ay élèves di leen jaay ñu ndekki kon ñun liggéey lañ xam kon ñu ne suñu bis lañ cee kontaan macha allah bis bu ñu neex la man la 8 mars dama koy yàqanti chaque jour sax bisu jigéen ñi la war a doon waaye tey da see rawati di kontaan parce que bis bi dafa neex damaa xëy suba ba heure bii defuma dara mais tey 8 mars suñu journée la bégee rek ak kontaan ak gën a santaan suñu bopp gën a ñaaxal suñu bopp ñu liggéey am jom taxaw saa yi tax ko rek sa kaw sa kanam rek. jigéen moom fu mu nekk rek woote fa day am lu bari ndax jigéen moo jur nit ñi tey jii moo jur président jur ñëpp maanaam jigéen lu mu dugg rek day set moo tax tey gis nga ñu def vert blanc rose bi di wane ne mbégte la ak xol bu set moo tax ñu ngi kontaan lu di rafetlu ci waa fédération ànd liggéey ndax liggéey rek la waa Géejawaay mu bëgg autorité yi ñëw jàpp ci ñu liggéey suñu Géejawaay mu neex ci suma jigéen ñi ñu ngi woo suñu jigéen ñi ministre de la femme Ndeye Saly mu ñëw jàppale waa fédération des femmes ànd takku liggéey. ku fi nekk rek ñu bëgg la ku toppatoo jigéen ñi macha allah ñu dëkk ak maam Jaara mais di suñu doom ju baax bëgg ñu bëgg mag ñi am yaram teggin mag lu ko jóglu rek da cay sawar bu doon xale boo xam ne tey day gën a filmé ñun ba noppi te sën kon duñu dérancement ak déplacement waaye moo ñu ko jaral maam Jaara mais dafa baax yaru jox ñu cër kon nag bu ñu wooyee dañ ko wuy si fu mu ñu woo ñu wuy si man yaayam mi Fatou Mbow sunu maaloo baa ngi nii ñoom ummi taal ma bëggoon mi taal ba ma jeex raama tànga ne ak wàcc bëgguñu dara lu may teel a xëy guddee wàcc ñafe rek lañu xam kon dañuy sant bu baax a baax yal nañu yàlla may kàttan ak wér ñu di ko teewe ay ati at te ku ci fekk déwén ren yal na ko fekk bu déwénee ñu fi suñu borom jële ñu manqué ko yal na fa ñu jëm gënal leen fi ñu jóge ci kàttan suñu borom. teew fii tey ci journée bi di gërëm Boris bi nga xam ne tey moom la invité ak ay jigéen ñi 8 mars nag doon journée boo xam ne journée bu am solo la parce que ci li ñuy fàttaliku droit yi nga xam te ne nii ak yelleef yi nga xam te ne jigéen ñi war nañ ko am jigéen nag dafa am solo trop ci société am solo trop ci àdduna bi ndax ku ne xam na ni jigéen mooy yaay jigéen mooy suñu mag ñi jigéen ñu suñu tante te jigéen ci la sookulu société bi reposé ndax ku ne xam na ni jigéen ñi ñoom ñoo yore kër yi rawatina nag jigéenu Sénégal ñëpp xam leen ci jàmbaarte ñëpp xam leen ci fulla ak fayda ñu doon yoo xam te ne nii tey defe naa ne bu góor di def benn léegi ci kër yi jigéen day def ñaar wala mu def ñett bu jot nag ñu delloo leen seen wàccuwaay jox leen seen place bi nga xamante ne nii moom la ñu war a am ci société bi te xam loolu moo tax tey jii ma déplacé wu ñëw ngir bokk ci fête bi nga xamante ne nii invité nañu. tey ñu gis tamit société bi dafa laaj jigéen comme ni nga ko waxee mënul ñàkk te sans jigéen tey ñu am société boo xam ne ndaw ñi tamit dañ ci wàllu yaan mooy xale yu jigéen ñi ci wàllu comportement yi wàllu doxalinu jamono ji léegi ni mu xawee doy waar lan ngay gën a ñaax ndaw ñi nga xamante ne ñooy jeunesse bi tey jàng surtout. waaw jeunesse bi li nga xam te ne moo gën a am solo mooy jeune moom ku ne xam na ni dañ leen war a jàppale pour ñu taxaw mais boo nekkee jeune nekk tamit jigéen boole ci dafay doon day xaw a nduróog ñaari handicap yoo xam te ne nii boo nekkee ci société boo xam ne amuñu ci ñooñu yërmande surtout ci xale yi nga xam ne jigéen lañu mën na metti ci ñoom moo tax ma yaakaar ni
actuellement nii war nañu changer suñu gis-gis bi ñu am ci jigéen ñi. jigéen ñi nga xam te ne ay mag lañu. te jàng weesu fu ñoom. ñu xool naka lañ leen di jàppale ci ay wàllu financement. yoo xam ne dinañ mën a autonome mën a liggéeyal seen bopp. jigéen ñi nga xam ne ay ndaw lañ ñu jàppale leen ci noo xam te ne nii bu ñu waree jàng dinañ leen jàppale pour seen jàng mën a yegg parce que souvent jigéen ñi nga xam ne dañ doon ndaw di ci ëpp seen jàng du yegg ndax bu ñu doonee waxambaane dañ leen di teel a maye. wala des fois ñuy subir ay violence yoo xam te ne nii yu ñu mën a wax la ak yu ñu mënta wax. ñu doon benn couche bu vulnérable boo xam te ne nii jàpp naa ni war nañu gën a am politique volontariste boo xam te ne dina leen gën a mën a jàppale pour seen dundin ci biir société bi mën a doon dundin boo xamante ne dundin bu am solo lay nekk. tey boo xoolee aussi gis nañ état yi fi jaar yëpp chaque jour ñu ngi favoriser ki fi jaaroon mi président Abdoulaye Wade favoriser woon na jigéen ba defal leen parité. mu doon loo xamante ne ci biir kër yi am na fi wàll tey. tey société leen toll boo xamante ni société bi daanaka jigéen rek ñoo ci nekk. absolument je pense que ni am na loo xamante ne nii mu ngi bougé tey jii nii ku ne xam na ni jigéen place bi mu nekkoon il y a 50 ans de cela bokkul ak place bi nga xam ne moom la jigéen ñi nekk. fi mu toll nii ndax man bu ma xoolee rek ci wàllu wi nga xamante ne man si laay yëngatu. muy wàllu santé gis nañ ne que de plus en plus ñu ngi am ay docteurs yoo xam ne ay jigéen lañu. ñu ngi am ay professeurs yoo xam ne ay jigéen lañu. donc loolu day wane ni am na évolution bu am. mais nag doyagul il faut ñu dolli ba ñu toll ci foo xamante ne nii jigéen dina jël place bi nga xamante ne nii dëgg moom la war a jël ci société ndax loolu njariñu jigéen ñi la mais surtout njariñu société bi la. li nga wax nag lu am la ndax ku mel ni ki président Abdoulaye Wade am na jéego yu am solo yoo xamante ne nii def na ko ci évolution wu jigéen ci société sénégalaise. nekk benn parce que gis nañu réew mi léegi réew mi jigéen a ko yor. jigéen a ko yor parce que mënoo wax développement sans nga wax jigéen. ça veut dire jigéen ñi dañu leen war a yokk leen si institution yi. institution bu ne dafa war a am benn jigéen bu fay nekk. parce que gis nañu loolu dafa xaw a néew mais nañ ko gën a yokk. tey premier ministre bi yoree premier ministre jigéen la war a doon. même boo demee assemblée foo gisee góor dafa war a am góor am jigéen dafa war a am parité donc parité boobu dafa war a am fépp même les adjoints maire dafa war a am parité mais boo xoolee parité mais am na yeneen secteurs yoo xam ne amul parité donc foofu te aussi ñu ngi néewal doole jigéen kon loolu yëpp war nañ ko xoolaat ça veut dire dëkk bi dañu war a xoolaat place jigéen fan la ñu war a teg jigéen parce que jigéen sans jigéen dëkk bi mënul développé waaw développement bu ñu ko waxee ça veut dire la femme moom ngi au cœur n'est-ce pas du développement jigéen bokk na si maillon boo xam ne dina sukkali am réew parce que tey boo seetloo suba teel boo yeewoo ñan ngay gis ñi yor seen paan si marché yi ñan ngay gis jigéen yi ngay gis donc jigéen yi dañu leen war a dooleel ni ñu leen di dooleele mooy ñu wutal leen ay financement ñu formé leen loolu dëkk nag boo xam ne jigéen bu amulee financement amul dooleel ñu jigéen yi da ngay gis ni dëkk boobu du dox waaw dëkk bu mu dox il faut nga dooleel jigéen ñi parce que jigéen ñoo réew tey ñu gis tamit société bi boo xoolee la plupart ndaw ñi ñoo fi nekk njàng mi sooxe na ci wàllu côté jigéen ngay gis des fois jigéen day toll ci benn tolluwaay pour mu jàng sax problème lay doon. waaw loolu yëpp lu koy indi mooy ay mariage précoce. mariage précoce parfois da ngay gis si benn CEM comme man professeur SVT la mais da ngay gis si CEM boo xam ne bon jigéen ñi dañuy jàng ba si yàgg bàyyi jàng ndax lan dañu leen di takk dañu leen di bari loolu baaxul surtout si CEM yi ñooñu ay mineur lañ da ngeen war a bàyyi ñëpp ñu jàng da ngay gis tam ay dëkk yoo xam ne ay village yoo xam ne ay ethnie yoo xam ne 12 ans ñu commencé di maye seen doom loolu tam baaxul mais jigéen fu mu nekk nii dañ ko war a accompagner waaw day tax gis nga jigéen bu am bu ñu jàngul ça veut dire jigéen ñu am xam-xam éducation de base du am parce que il faut jigéen ñi jàng ñu mën a former tam ñi dañu nekk si suuf sans formation di dëkk du dem jullit sax war ngaa sargal jigéen ñi ngir sunu maam Xadijatu ñu njëkk gëm yonent yàlla Muhammad alayhi salaam waaye nag ñu nekk fii tey ci Guédiawaye waaye amoo kat nekk fekk waa GIE bi nga xam ni moo tudd takku liggéey di ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci commune bi yëpp ville de Guédiawaye yëpp lañ bokk commune yëpp am nañ ay représentants ñu ñëw fii pour jàppale leen ci jox leen sonorisation jàppale leen ci xool ni ñuy organiser wu ba nga xam ni bis bi dina jàll ci jàmm waaye daal ànd koog ñoom ndax Guédiawaye lépp lu fi yëngu rek wàcc woo
surtout muy bisu jigéen ñi damay am fierté ak contentement ak cawarte ci ñëw jàppale leen ba organisation ñu gis ne liggéey daanaka boo xoolee sa liggéey nekkul fii rek Sénégal mu nekk bitim réew taxawaay bi rafet lool ñëpp di ko rafetlu tey boo nee Niawar rek ñëpp xam nañ ne liggéeyam ci wàllu askan bi la liggéeyam ci wàllu gox bi la liggéeyam ci wàllu société bi la ak social tey taxawaay boobu. waaw en tant que artiste ma juddoo Sénégal fii ci Guédiawaye gii ñu nekk bi fi waxee yaroo yàlla dogal ñu judd ci aar. suñu yaay di way ñuy tëgg ay sabar di def musique ba génn dem bitim réew am fa njaboot ak aussi parce que am fa soxna ak ay doom dëkk bu ñu naan Suisse di fa liggéeyee war nañ saa bu ñu fay liggéeyee ñu teg ko ci yoon teg ko ci ak taalibe Sénégalais ya fa nekk tamit lépp li nga xam ne dafa war suñu diggante ñoom ñu def ko mais culture africaine bi tamit ñu bay ci suñu waar mais war nañ tamit bañ a fàtte fii ñu jóge woon parce que yu ñu amee loo xam ne dafa am solo comme fête de la musique yi ñu fiy def wala festival yi nga xam ne mooy fi nekk festival international de Guédiawaye ñu ñëwaat bokk koog ñoom waaw te occasion la ci loolu sax ci festival bi nga xam ne moom lañ mujjee def ñu gërëm ci suñu frère bi nga xam ne mooy le maire sortant tey suñu maire bi ba léegi ñu Moussa Sall kenn moom ñu koy ñaanal di ko remercier waat di feddal suñu coloré mais di renouveler suñu engagement derrière incha allah. Niawar tey ñu gis tamit aussi société bi boo xoolee li ci ëpp fii jigéen la ci ndaw ñi tey sax pourquoi pas ñu ne premier ministre jigéen mu am benn représentant bu mu fi wane fii ci Sénégal. amoon na loolu xam nga jigéen moo yor réew mi dafa am benn morceau bu ma bindoon di wax jigéeni Sénégal seen jàmbaar nangoo liggéey ñeme coono feeñ na ci suñu réew. man gis naa ñu yeewu fajar gàddu seen bal yi jëm marché jëm. marché Tilène marché Castor marché Njaaréem ci Guédiawaye man jël ko jëre way naa tey jigéen yi daan xeex ci xare yi daan bañ nooteel daan xeex ngir àq ak yelleef su ma seetee démb sama xol fees waaye tey bég naa ci doonay Yaasin boobu yi jàmbaar ni Aline Sitoé Diatta góore ni ñëmbat Mbodj teg ci di bañ ni ndata yàlla doon ay yaay ni maam Jaara Buso maam Kumba Ndoy maam Faawar ni Wele ak maam Astou Diankha yaay may kon jigéen Sénégal yàgg na fay doon jàmbaar parce que tey la 8 mars di journée mondiale de la femme jigéen ñi def nii di ko fête mais ministre Babacar ànd ak délégation bu mag ci doomu Guédiawaye si di moom di doomu réew mi waaye nekk ku bëgg Guédiawaye nekk ku mën a taxaw Guédiawaye ñëw na fii tey ngir ànd ak yéen ci bis bi nga xam ni mooy journée mondiale de la femme tàccu leen loolu le ministre Babacar Soumaré waaye mi ngi ànd ak sama yaay joo xam ni moo ma yar Ami Joobe Fall waaye tamit mi ngi ànd ak soxna Khady Diouf bi nga xam ni man naa seede ci moom ndax jasineer ba bokk na ci bii ma sol moo koy dagg di ma jox kooku nag na ma ko ñëpp tàccul spécialement xam naa ni ñu leen di nuyu tamit président ki nga xam ni mooy coordonnateur bis bi te waral sama teewaay fii muy Boris di Babacar Cissé monsieur Babacar Cissé Boris nga xam ni moo coordonné programme bi man mii moo waral sama taxawaay fii ak Jean Diagne président foyer le professeur Jean Diagne nag ku ne xam na ko ndax bi coronavirus amee Sénégal bokk na ci ñi nga xam ne ñoom lañ tànnoon bu ñu xëyee di jàngal xale yi en direct ci TFM télé bi yëpp di ko seetaan bi xale yi toogee seen kër kon kooku war nañ koo tàcc bu baax moom mooy actuel directeur fii nii ci foyer des jeunes Babacar di nuyu aussi coordonnatrice bi di madame Khady Kayre moom tamit mooy coordonnatrice bi waaw bu ko defee fédération bi nga xam ne mooy ànd takku liggéey dañu am ay bureau ci ville de Guédiawaye waaye ñu am ko ci commune bu nekk Njaaréem bi moom laay soxna Mame Diarra Ka yooyu ziar sa war ak ji ànd ak ñoom Fatou Bobo madame Seck waaye ànd ak xale yi jaaree li moom la yëpp mu waxtaan sànq ci loolu waaye xam naa dina fëtali war waxtaan wi
balaa loolu nag am nañu war a jël kàddu ñoo xam ni ñooy coordonnatrice yi am na ci koo xam ni war naa jël kàddu ci kàllaamay Kocc muy waxe olof am keneen ku war a jël kàddu tamit ci kàllaamay nasaraan bu ko defee bu loolu weesoo ñu soog a continuer liggéey bi professeur dañoo bëggoon nga taxaw joxe ay kàddu ci thème boobu nga xam ni mooy suqali jigéen ak liggéey bu ko defee ñu soog a continuer programme bi tàccu leen ko bu ñëw le professeur Jean Diagne ñëw ko di ñëw benn programme moom mën naa rek lay jaay Jean Diagne xoolal papa ñoo tilim sa yaay nga doon ñoo tilim waaye tàccu leen nii li mu mën a wane ama sa yàlla mu na xoolal moo ko ko tàmba lu ko si boos ñaar ngeen kii daal waaw xaaral ministre mu génn rek day rafet waaw day rafet donc monsieur le ministre les travaux nous les avons entamés depuis ce matin et que thème bi ñu ngi doon wax ne émergence de la femme à travers le travail waxtaanoon nañ seeg suñu jigéen bi bu yàgg depuis ci suba et que dafa doy waar xam nga lan mooy doon mu doy waar presque li ñu wax ak ni ñu ko abordé yëpp monsieur le ministre bi ko journaliste bi gisee tuuti muy am lu mu ci wax presque c'est la même chose qu'il disait à un moment donné j'ai voulu wax journaliste bi arrêté interview bi ndax lii ministre bi la wax lu la ko jox yow rek nga yóbbu ko ci sa télévision ministre daa war a wax génn dégg ko donc monsieur le ministre nous c'est la place parce que nous on avait fait la communication depuis ce matin soyez le bienvenu. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci nekk nuyu bi gën a sell may jiital ci nuyoo bi Boris Cissé mi nga xam te ne mun naa wax ne sama teewaay si. waaw ma ni mbooloo bi boo wootee bis bu day nii nag kilifa ñëw di waxtaan ak yow déglu am na ca solo ah s'il vous plaît. voilà donc maa ngi gërëm bu baax suma xarit Boris Cissé mi nga xam ne tey sama teewaay fii sabab bi si moom la jaar. di nuyu bu baax itam professeur Diagne di nuyu jigéen ñu rafet ñi may gis nii ñëpp di beral nuyoo délégation bi nga xam te ne keroog ànd nañu ak Boris ñëw sama kër seet si ma ñëw tey nag teew fii ànd ak suma ñaari jigéen ñoo xam te ne ñenn lañ ci man ginnaaw bi ma nuyoo aussi sama grand suma xarit Dialka nekk suma doomu ndey nekk nit koo xam te ne itam mu ngi jouer rôle bu am solo ci culture fii ci Guédiawaye maa ngi koy donc maa ngi ànd ak sama ñaari jigéen yoo xam te ne fu ma gestoo sama ginnaaw gis leen sama ginnaaw ñu may jàppale guddi ak bëccëg suba ak ngoon muy soxna Khady Diouf doon coordonnatrice su jigéen ñi nga xam ne dañuy ànd ak Bamba Kane mais ànd aussi ak soxna Ami Diobé mi nga xam ne dès le début avant dara xew bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a ñëw ànd ak man maa ngi leen di nuyu di leen gërëm. man nag xëy na du ma yàgg trop ci discours bi parce que bugguma entravé trop protocole bi jigéen sànq laaj nañ ma ko ci interview bi ma doon def jigéen dafa am solo ci société yi
tey fii ñu toll nii ci àdduna bi amul benn société boo xam te ne amul benn réew amul benn dëkk boo xam ne mën naa développer te jigéen dugal ci loxoom ndax àdduna bi mu ngi commencé dox dëgg bi nga xam te ne commencé nañu libérer dëgg jigéen jéem a sàmmonte ak ay àq ak ay yelleefu jigéen bañ ko tàmbalee ak as néew ci lañu commencé gis ne àdduna bi mu ngi jëm kanam ndax jigéen mooy sookulu société jigéen moo yore famille te famille ci la lépp dépendre tey suñu xoolee nag ci suñu réew yi am na jéego yoo xam ne def nañ ko ci àq ak yelleefu jigéen mais am na jéego yoo xamante ne ni des na ndax ku ne xam na ni sur le plan politique am na ay décisions yu am solo yu mel ni ki parité tax na tey instance de décision yu bëree bëri fu ñu limee jigéen lim fa góor loolu defe naa ne gis nañ ko sax ci élection locale yi nga xam ne ci dañu génn liste boo xam ne respecté wul parité du jàll bureau municipal yi ñuy defaat yi ñu respecté wul parité tam ñu te jàll loolu nag avancé la mais dafa des ndax jigéen li muy am solo ndax jigéen mooy yaay jigéen képp ku tamani ku jigéen sale wa jogoon kàccoon lii bambakat neexu neena donc jigéen ku ne xam na ne jigéen ku ngeen gis ci àdduna muy góor wala jigéen bu am daraja jigéen moo ko jur jigéen boobu nag li muy am solo ci suñu société jigéen tamit dafa ñàkk doole ñu war ko protéger ndax jigéen tey gis nañu violence yi nga xam te ne bëri na luñ koy exercer ci ay jigéen bis bu yàlla sàkk ngeen dégg ay jigéen yu ñu gaañ wala ay jigéen yu ñu rey ndax seen ñàkk kàttan bis bu yàlla sàkk ngeen gis jigéen ñoo xam te ne ndóol daf leen di dab te ci ni mu leen di dabee ñàkk protégé bu leen ñàkk protégé parce que da ngay gis jigéen buy sëy ak borom këram ñu sëy lu yàgg-yàgg am ay doom am lépp borom kër bi xëy dem yoonam bàyyi ko ak njaboot bi mu tumuranke te loolu tamit dafa doon ay situation yoo xam te ne dañ ci war a jël ay mesures jigéen tamit doon koo xam te ne dafa vulnérable ci beneen façon ndax wàllu wér-gu-yaram jigéen tamit am na vulnérabilité am na feebar yoo xam te ne jigéen la ëpp lu muy dal jigéen la gën a yàq te loolu dañ ci war a protéger jigéen ñi bu ma jëlee rek exemple bu mel ni anémie nga xam ne feebaru ñàkk deret la li muy dal jigéen dafa bari ndax weer wu jot xam nañ ne jigéen day ñàkk deret ci loo xam ne lu naturel la jigéen war a xam yaramam dëgg-dëgg xam kooram pour mën a fàggandiku ci loolu nga xam ne yépp ay safaan la yoo xam ne mën na ko dal donc ma jàpp ne dafa laay daanelee jigéen ñi dañ leen war a dooleel jigéen ñi nga xam ne mag lañu jàng bu weesu ci ñoom dañ leen war a dimbali ci ay financement jàppale leen ci loo xam ne ñu autonome jigéen ñi nga xam ne dañu doon ndaw nekk xale toll si jàng dañu war a fexe ñu jàng réussir comme góor ñi parce que de plus en plus jigéen ñi dañuy dem ndaw ñu teel leen na may ci ay sëy yoo xamante ne nii dafay lu ci ëpp day doon sëy yoo xam ne day gàllankoor seen avenir loolu nag dafa nekk situation yoo xam te ne xëy na mu ngi am changement parce que tey su ma xoolee de plus en plus Sénégal ñu ngi gis ay jigéen yoo xam ne ay magistrats lañu gis ay jigéen yoo xam ne ay professeurs lañu gis ay jigéen yoo xam ne ay médecins lañu mais loolu bu jëmee kanam ñu gën ko dolli dina doon loo xam ne lu gën lay doon lii moo doon peut-être kàddu yu gàtt yi nga xam ne moom laa bëggoon wax di leen sargal encore une fois 8 mars mooy journée jigéen ñi mais man jàpp naa ne 365 jours ci année bi yëpp bisu jigéen la ndax ku taxaw di wax rek képp ku taxaw di wax rek c'est parce
féliciter encore une fois di féliciter Boris di féliciter organisatrice yëpp di leen gërëm di leen sant Sénégal jaay gàcce nga la la ni njukkale ndax yéen ngi liggéey bu baax seeni askan ndax xam ngeen léegi ne jamono waxtaan wi wala na cër bi ñëw ci réew mi ba ci exemple bi ñu joxe di élection yi passé rek ak ña nga xam ne tamit ñoo ñu toogal ca mairie ya conseil municipal yi ak adjointe au maire yëpp jigéen day jiitu góor topp ci mbaa góor jiitu jigéen topp ci tàccu la loolu bu ko defee waaw waxal ak boobu loolu nag da ngaa samedi bii di ñëw tombeek le 12 mars ci bu 4 heures jotee ci ngoor Ravin ngir lancement wu mouvement bi mu war a lancé mi ngi leen ci woo yéen ñëpp di ci woo góor jigéen mag ak ndaw ci Ravin le 12 samedi bii di ñëw ci bu 4 heures jotee incha allah vous avez la parole Thioro Anne madame Thioro Anne vous avez la parole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, man yaa ma tàmpal ñaari junni. Boy. yaa kana moo sa yaay.
asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. jàmbaar yi fàkk dëkk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant. jàmbaar yi jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir salle bi yëpp maa ngi leen di nuyu yéen it kenn ku ci nekk ci sa tur ak ci seen sant. te di leen sargal tey jii ci suñu bés bi nga xam ne moom la ñu yàlla jagleel. nga xam ne le monde entier tey ñoo nekk di ko fete. waaye di nuyu monsieur le ministre Bamba Kane ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom nga àndal yëpp. waaye nag dañu ne bu lëkk ma cee aloon na ko gërëmee coy ñuy nuyu bu baax monsieur Babacar Cissé alias Boris ki nga xam ne tey lépp lu ñu mën rek moom la ki nga xam ne tey lépp lu ñu mën rek yàlla moom moo tax te seetaan ñu nag ci dara Babacar Cissé ñu ngi lay ñaanal lépp loo mën rek yàlla nga ko mën déwén ndax mu doon doon seetaan de nee na seetaan loolu waaye boo fa jógee damay nuyu la coordonnatrice ki nga xam ne mooy Khady Kéré borom xolu or bi moom itam baax buy ko defee ñu ko gisee sant ma ko bu baax a baax Khady Kéré su ma ci jógee nag damay nuyu ki nga xam ne egseegul muy monsieur le maire monsieur le directeur de télécommunication muy Modou Mamoun Ngom xam naa ne ñu ngi ci yoon bi egseegul mais ñu ngi koy nuyu bu baax moom itam di ko sagal di nuyu tamit monsieur Omar Sané directeur de l'agriculture moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ñi nga xam ne ñoo jàpp ci bés bi yëpp ku ci mel ni monsieur Koudou Diaw dëkk Médina Gounass monsieur Fouta Sow ak monsieur Cheikh Kébé ñoom ñëpp tamit ñu ngi leen di nuyu di leen jàpp bu baax a baax ñu bëgg ñu tàcc leen jigéen ñi ñu leen di nuyu bu baax leen it nay nuyu bureau bi bureau fondation ànd takku liggéey bureau bi yëpp boobu ba léegi ñu ngi ci di dox di wax di réunion di dem ak a dikk vraiment yéen tam kenn amul seen fay bis bu nag ñu ngi koy rafetlu di gërëm ñi fi teew ñëpp xam naa ne mënoon na fee gën a lii mais comme tey madame la ministre dafa woote tamit grand théâtre ñu bari dañoo dem tamit ci loolu moo tax en plus présence bi ñi fi nekkoon ci suba dañoo di woon ba nga xam ne ñu bëri dañoo génn pour dem tamit seet seen kër yi parce que toogaay bi dafa xawoon a yàgg moo tax kon yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu mais jigéen ñi laa bëgg a waxal tey rek am nañu fulaay liggéey lool macha allah 4 heures du matin la ñuy yeewu di dem di yéex a wàcc bu ñuy wàcc des fois dañuy fekk sax seen jëkkër yi tëdd nañu di nelaw kon jigéen ñi lan moo tax tamit mënuñu am fulaay loolu ñuy liggéey ñu di ko sàmm man loolu mooy sama problème parce que da ngay gis jigéen boo xam ne day xëy toujours 4 heures du matin di naaga wàcc te mu demee 2 ans mu am xaalisam war koo mën a defal fenn war koo mën a investir fenn benn doomam la ñuy tax mu jël la mu liggéey yoon yëpp xëpp ko ci pour lan même su ma amoon tey ci réew mi loolu def fii dañ te jigéen ñi nag dafa jot mu xoolaat seen bopp parce que tës gi ñuy def ak réew gi ñuy def di dem di ñëw te mënuñoo fekk fenn pour lan la est-ce que duñu toog tamit taxaw seetlu xoolaat suñu bopp tamit dafa jot nag dafa jot ñu xam fu ñuy teg nag suñu tànk jigéen ñi dafa jot tamit ñuy saytu seen bopp di defal seen bopp éducation financière man li may xëy di ko jaay chaque jour te du ma xam fan la may féete anamu da ngay gis jigéen boo xam ne day yor taabalam teg di ci daan dooleem borom pochette bu rombee bu ne ko borom pochette kaay borom daal bu rombee bu ne ko borom daal kaay borom ceeb bu rombee bu ne ko borom ceeb kaay kooku kan lay nit kan lay dajale lu mu jëndee kër kañ lay dajale lu mu jëndee kër monsieur le ministre ñu ngi lay jaajëfal parce que point yi ñu waroon a wax presque lépp wax nga ko mais nag gis nga ñun bëgg nañu nag fu ñu dimbali ci loolu sax nag parce que fi mu nekk nii jigéen ñi vulnérabilité bi ngay wax nii moo nekk ci jigéen ñi dañuy tës di dem mais xamuñu fu ñu jëm il faut ñu diñu jàppale ci ay formation lu mel ni leadership lu mel ni ay éducation financière yu mel ni yooyu nga xam ne mooy tax ñu xam fan la ñuy teg suñu tànk saa yu ñu jógee bëgg nañ ko trop monsieur le ministre ñu ngi leen koy ñaan tamit dëgg la parité bi mi ngi fi mais comme ni ñu ko waxee des na bu baax te dañu bëgg ñu ñuy boole ci instance de décision yi fépp fi ñuy taxaw di jël décision ñun jigéen ñi dañoo bëgg saa yu ñu ñëwee bokk ci loolu di jëlandoo di dóorandoo di xàccandoo ñun ak góor ñi
moo fa am da ngay gis jëkkër bi ñëw fay luyaas jigéen daw dépense wala góor joxe dépense jigéen daw fay lu muy fayee courant ak ndox école bi doo gis mukk doom yu ñëw ne papa indil yaay indil rek ngay dégg yaay indil rek ngay dégg kon jigéen ñi dafa jot nag ñu gis seen bopp ci réew mi gis seen bopp ci àdduna si yëpp le monde entier parce que loolu mooy dëgg xam naa ne pour bañ a guddal parce que toogaay bi yàgg na trop 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 damay daggee fii sama kàddu mais jot nañu xoolaat suñu bopp nag mbay duy nag ñi fi nekk ñëpp ki nga xam ne mooy coordonnatrice bu Ndiarème Limamoulaye Mame Diarra Kane ñu ngi lay nuyu bu baax yaa ngi lay àndal ñu nooy coordonnatrice bu Médina Gounass Daba Ndiaye yow it ñu ngi lay nuyu bu baax ak ñi nga àndal Soukey Ndiaye Sam Notaire ñu ngi lay nuyu Mami Goudiaby ñu ngi lay nuyu yow itam Soukey Ndiaye Sam Notaire Mami Goudiaby Golf yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar maa ngi leen di baalu àq bu baax nag mais jot na nag ñu xoolaat suñu bopp jigéen ñi yàlla na yàlla may ñu fekkee ko ay at yu bëri te at bu ñëw yàlla gën a neex bi jaay Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam je vous remercie. di leen sant di leen gërëm seen teewaay bismillah. Honorables invités, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence à cette journée internationale de la femme qui constitue un moment de convivialité
d'échange et de communion pour l'ensemble des groupements de femmes de la Fédération And Takku Liggéey. C'est pour nous un véritable honneur de prononcer l'allocution d'ouverture afin de rendre hommage à toutes ces femmes, profitant ainsi de cette commémoration de la célèbre journée internationale de la femme célébrée ce 8 mars. En dépit que certaines parmi elles soient diminuées, marginalisées, voire même pauvres, mais pourtant jouent un rôle important dans le monde entier. Contre vents et marées, et dans leurs actions quotidiennes, et leurs efforts de tous les jours, et leur suscitent de l'espoir. À l'évidence, de nombreux obstacles subsistent encore. En effet, bon nombre de femmes continuent de subir des pratiques déshumanisantes. Elles vivent encore dans des environnements où elles ne jouissent malheureusement pas pleinement de leurs droits pour s'occuper à ce qu'elles subissent dans leur corps, notamment en ce qui concerne le consentement en relation sexuelle, la décision de grossesse, la taille de leur famille ou encore l'accès à des services de santé. Dans les situations de conflit, les femmes et les jeunes filles demeurent vulnérables, le viol étant désormais l'un des affres de la guerre et de l'instabilité politique. Au quotidien, les femmes sont confrontées à un double objectif, à savoir s'efforcer de réaliser leur ambition personnelle, guider et inspirer les perspectives d'avenir et les options de carrière pour les jeunes générations, tout en s'acquittant d'une multitude de tâches familiales. Faire la cuisine, togg bés bu nekk, s'occuper de la santé des membres de la famille, etc., etc. Loin d'être un phénomène inhabituel, les ménages dirigés par des femmes confirment le rôle socio-économique majeur que celles-ci occupent dans la société. Notre objectif, nous, la Fédération And Takku Liggéey, notre objectif